salaamaaleykum maa ngi nuyu képp koo xam ne mu ngi jël sa xol ak say xel yi di ko def si Infos Rewmi bu di leen jaajëfal bu baax di leen ne saa yu ma jàkkaarloo yéen mbégte ak contentement la ñuy ànd yéen chaque jour tey nag dama seet si sama mag sama frère boo xam ne macha allah xam ngeen ko bu baax muy def lu nice defe naa ni ñëpp ko apprécier muy waa kër gi tey nag caat laa seet si sama mag si loo ne. ñu ngi sant bu baax de. yaa ngi def boo de. non dañ ñaawaay bu bëri bi gisoo. dañuy bàyyi nga nuyu ñi di seytaan Infos Rewmi ñu xuus. waaw ñu ngi nuyu ñëpp ñi seetaan ci àdduna bi di leen wax jaajëf ñu am waxtaanu jàmm waaw. tey ma la doon wax kër gi mooy ñan. kër gi c'est le monde en miniature. àdduna bi la à une échelle réduite mu am ay mandataires ñoo xam ne dañ leen a mandaté yónni leen pour ñu waxal askan bi muy Kilifeu ak Thiat mooy ñaan ñi ngeen di gis mais si ginnaaw am na ay Gadiaga am na ay Digéze am na ay Sofia am na ñëpp donc ay doomu Kaolack yu mag juddoo yaroo màggee Kaolack nekk ci mouvement hip hop bi nekk ci depuis 1996 23 ans donc voilà loolu mooy kër gi en quelque sorte. Pourquoi ngeen jël seen tour groupe ngeen tuddee ko kër gi pourquoi kër gi. parce que à l'époque ñun bi ñuy créé suñu groupe boobu gars yi ay turu anglais lañ doon jël ay Possi ay X ay Black nangam ñun on s'est dit non olof lañ sénégalais lañ d'abord li ñuy wax ñun la waa Sénégal la njëkk a concerné buñ tuddul woon kër gi famille bi la ñuy tudd te pour ñun lépp ci kër la déparé ku baax ci kër la génnee ku bon ci kër la génnee président ci kër la génnee sàcc ci kër la génnee mbalit mi ci mbedd mi sax ci kër la génnee kon nañu commencé defar kër après génn ci biti donc on s'est dit kër gi la ñuy tudd naturellement soo tuddee kër gi kër am na kilifa am na taaw am na caat malheureusement taaw bàyyi na depuis 2000 donc man ak kilifa ñu continuer nekk ci affaire bi. yaa kilifa seen raconte nan la demee ba ngeen associé ay mbokk ngeen wala ay frère ngeen lan la. avant ñuy judd lañ xamante parce que suñ ñaari. amul fenn. si parce que suñ ñaari yaay ñu ngi ñuy ëmb te suñ ñaari yaay ay xarit lañ woon man ak moom ñoo maase ñoo bokk at bi ñu judd ak lépp donc suñ ñaari yaay xarit lañ woon doon toog temps yi maire yi doon toog xam naa si maag moom si lañ doon cause quoi ci biir yi donc voilà ñoo màggandoo dafa mel ne bi ma judd rek xàmmee ko quoi donc dañu yàgg lépp ñoo ko defandoo ñoo foowandoo ñoo demandoo fépp ñoo duggandoo école ñoo defandoo lépp. lan moo tax ngeen choisir nekk rappeur te mbalax bi nekk fii salsa bi nekk fii juke bi nekk fii pourquoi rap. man moom personnellement je pense que dama ñàkk xorom moo tax xam naa su ma doon fecc wala may dem mbalax ku ñàkk xorom lay doon donc loolu benn aspect la beneen aspect bi c'est parce que bon rap mooy musique bi collé ak suñu ay personnalité parce que très tôt dañu doon bind ay textes yu contestataires di taxaw grève di marche di gréval suñu école. di bind aussi poésie mais poésie engagée di ko comparer ak poésie wu Senghor yi à l'époque donc rap moo ñu tànn loolu laay am habitude di wax rap moo ñëw nañu kaa leen ngeen def ma donc voilà quoi et puis c'est une musique qui nous permet ñun ñu exprimer suñu activisme parce que nous sommes des activistes donc ci musique boobu la ñu mën a jaar pour véhiculer suñu message en fait. ngeen nekk ay rappeurs yoo xam ne kenn dootu leen présenté ngeen yàgg ci art bi ngeen di seen rap dañuy gis à chaque fois ngeen di clashanté pourquoi ngeen choisir yooyu. clashanté ak kan par exemple. non da ngeen des fois da ngeen di clashanté seen moroom rappeur des fois ngeen di clashanté pour wax lu nekk ci askan bi des fois ngeen clashanté seen biir. oui loolu ci rap la bokk. dafa mel ne nga ne mbër bu mu bàkkooti chaque jour nga dégg Tyson ne diw maa ko duma daan. diw maa ko yenu daan diw maa ko mbóoru daan donc loolu ci hip hop la bokk c'est bàkk la quoi ku nekk da ngay def sa ego trip da ngay def sa clash mais ci game bi la bokk on l'accepte dañ ñuy clash aussi ñu koy accepter parce que loolu moom mooy hip hop dafa am game dafa am nu muy doxee dafa am lu ñuy woowee fi nga jógee xam nga da ngay am base ñi la support bi nga nekkee bi ngay tàmbali ba ngay ñëw loolu yëpp ci biir game bi la bokk maintenant soo ko comprendre de loin di nga ne ñii lu leen dal la mooy seen kii dama seen la mais nous sommes dans une concurrence très saine parce que ñun suñu concurrence duñ dem di seeti ay sëriñ di liggéeyante comme yeneen aar yi ngay gis tu vois ñun suñu concurrence ci ay waxante la ci scène bi la ci bàkkante scène bi la donc dafa neex quoi loolu moom mooy tax sax rap bi di dund quoi. boo gisee rappeurs yi ay nouvelle génération ñoom Dip ñoom Elzo ñoom Omzo loo gis ci ñoom. ils sont très forts ils sont trop forts même seen li ñuy def mën nañ ko tooj nañ affaire yi mu gën a kawe
ñi ngi def ay affaires yu grandiose ñi ngi feesal ay stade ñi ngi feesal ay salle ñi ngi am ay lu nekk ñooñu ce sont peut-être ci at ñoo leen mag mais ñoom vraiment rap bi nekk ci seen loxo ñu ngi koy gérer comme ni mu waree quoi parce que rap ay passation de témoin la quoi tu vois dem ay génération ñun peut-être duñu ay pionniers ñoom DJ Awadi ñoo fi nekkoon ak ñoom daara ji ñun bi ñuy ñëwee suñu ay morom ñu fi nekkandooloon ñoom aussi ñoom ñoo ñëw léegi mais ce qu'ils font c'est super ñun on les supporte on les encourage et voilà quoi ku nekk nag sauf quoique defuma ñoom li ñuy def façon bi ñu koy defee ñoom c'est pas ma façon de le faire mais je respecte parce que seen monde moo jamono moo tolloo ak loolu noonu voilà donc dama leen koy nangul et respecter leen ci parce que ñu ngi koy def mais ni mu waree en plus donc voilà quoi. alors bu ñu ne kër gi ñu ne Y'en a marre pourquoi Y'en a marre lan moo tax ngeen créé mouvement Y'en a marre. parce que dañu maar ci suñu bopp maar ci fatalisme bi sénégalais yi dëkkee maar ci toog naan yàlla baax na maar ci bañ a changer les choses maar ci bañ a yëngatu maar ci saw ci mbedd yi maar ci tour naan sa café sànni sa kaas ci mbedd mi maar ci tardé maar ci ñàkk a respecté li ñu wooye ay édifice ay règlement ay rôle di buuxante ci bunt yi booy jënd boutique doo xaar keneen ki ñëw doo respecté feu rouge on conduit chauffeurs yi indiscipliné ci nit ñi dawalee dañoo maar ci loolu yëpp ci société bi maar également ci homme politique yi di ñu fooyee di ñu wax lu dul dëgg di jigee te duñ ko accepté duñ ko def loolu yëpp moom moo waral ñu ne Y'en a marre parce que dañu maar ci suñu bopp bëgg ko changer mais maar aussi ci ñuy gérer te gérer wuñ ñu ni ñu bëgg ñu gérer ñu. mais est-ce que tamit tu penses l'homme politique bi defe naa ne man bu ma jëndee café naan ko sànni du ñoom pour man la non. justement moo tax ñu ne ci ñun lañ njëkk a maar dañoo maar d'abord ci ñun dañoo maar ci citoyen bi nga xam ne du fay taxe du fay impôt citoyen bi nga xamante ne respecté wul le bien public respecté wul espace public citoyen bi nga xamante ne ni nekkul un citoyen modèle pour joxe image bu baax ci génération yi di ñëw donc suñu maar gi en général si loolu yëpp la dajaloo voilà. ñu gis leen ngeen génnee son boo xam ne instant yi mu ngi lëmbee àdduna muy saay-saay pourquoi nga choisir thème boobu saay-saay. waaw parce que saay-saay mooy mot bi gën a am teggin pour expliquer li ñu gis xam nga est-ce que mun naa woyee ak yow benn morceau non mais mun nga aw waaye daf ma fekk man ma taxaw mu ne ma nopp naa la ndekete yoo jël ma yóbbu ma ca jaba non déglu ma rek jël ma yóbbu ma ca jaba ba ne daf may takk ndekete yoo waaye daf ma diggoon ne ma 5 ans lay def ndekete yoo waaye daf ne woon 25 minutes lay def ndekete yoo waaye daf ne woon du ma jël transhumant ndekete yoo. non man wëyatuma de. voilà donc saay-saay mooy kuy def yëfu caay-caay mooy ki lay dig te du ko def ki lay fooye ki lay nax ki lay tromper ki utiliser dara pour jot ci dara bu ci jotee pare na ci li mu doon def loolu moo tax c'est le mot adéquat pour utiliser. mais ñoom xam nga Y'en a marre askan bi dañ ko tegoon ci kaw fonkoon ko joxoon ko cër mais léegi ñu bari gis nañ ni ñu ngi dellu ginnaaw parce que dañu ne nii yéen à chaque fois seen bopp ngeen fi nekkal. waaw man gisaguma ko dellu ginnaaw xëy na yow yaa dellu ginnaaw peut-être wala keneen bof encore mënuñu def l'unanimité ñëpp mënuñu bëgg loolu bu amee sax daf may mujj jaaxal finalement mais ñun ci lañ newoon lañ nekk ba tey sama bopp laa fi nekkal li may kaas man mosuma concerné man bu may kaas ñàkk ndox ñàkkuma ndox su may kaas ñàkk courant ñàkkuma courant bu may kaas condition immigration clandestine man du sama situation su may kaas ay salaire professeur man du ma professeur su may kaasal élèves yi seen grève man du ma élève bu may kaasal askan bi ne nañu politiciens yi respecté du pour man kese la donc musuma kaas loo xam ne pour man la kenn na ma génneel benn mbir bu ma kaas pour sama bopp amut donc man nan laa fi nekkale sama bopp tamay kaasal ñeneen ñi. mais dégg nañ ni yéen dañ leen jox 300 millions et quelques. waaw xam nga bu ñu la waxee il faut que nit ñi sérieux presse bi ko génnee sax déjà ñoo ñëw njëkkul sérieux waa ji journaliste bi ko génnee sérieux wul dañu amul jotam moo tax porté wuñ ko plainte parce que li muy wax tegu ko ci lenn mais pour ay affaire de tentative de diabolisation de manipulation de yooyu noonu yëpp je pense que on a répondu à ces questions déjà leer na ci bopp askan bi yëpp taxal nañu fi lu nekk taxal nañu fi sax xaalisu Lamine Diack enquêtes yi génn na wane na ne ñun mosuñu ci laal d'ailleurs am ñëpp xam nañ ko léegi tout est clair donc nañ bàyyi caaxaan yooyu Y'en a marre mouvement la boo xamante ne ni réew bu président bu ko amoon tey ci sa dëkk
da nga ci daw mooy ci di ci kontaan di ko waxtaanee fépp ci àdduna bi parce que yeneen réew yi ñuy dem ñi ñuy jëf ay modèle ñi ñuy invité ñu fay dem di waxtaan ak ñoom di saafonte ak ñoom am fa accès ci seen ay université fii sax amuñ fa accès université donc pour te dire que ne nul n'est prophète chez soi grawul ñun li ñuy def peut-être lu bees la ci bëtu sénégalais yi ñu gis ay jeunes yu booloo nekk ci benn mbir te utuñ ci seen intérêt bopp mun naa la laaj ana Sadio Mané instant bi ni mi ngi fan mi ngi fa muy liggéeyee Liverpool su ko équipe nationale wooyee mu ñëw donc ñan ñoo composé Y'en a marre ay nit ñu am seen liggéey bopp lañ man artiste la tournée laa jógee ni yàggul motagul weer donc ci loolu la ñu nekk bu ñu réew mi soxlaa ñu wàcc def li ñuy def bu ñu paree def nañ leen ci leneen la ñuy def ku ànd ak ñun nag alhamdulilah ku àndul ak ñun garaawul démocratie lañ nekk ku gëmul li ñuy def nga xëy na am nga gëm leneen loolu moom mooy tax ñuy wax sax ab réew ñii dañuy ànd fii ñi ànd fee et loolu ci ñun c'est très normal mais que qu'on nous accuse de choses alors que nguur gi yónnee nañu OFNAC ñëw def l'enquête ci ñun Nafi Ngom Keïta génn kayit jox ñu nañu vous êtes blanchi kon loolu nag ku ko bëggul ku ne ndara ngi nii nga ne Fatick la yow la neex. gisoon nañu tamit temps Ablaye Wade da ngeen doon xeex tam pour askan bi Macky Sall ñëwul tey ma la doon wax nguur Macky Sall ak nguur Ablaye Wade ban moo gën a métti ak ban moo gën a difficile si yéen. bii moo gën a métti parce que bii 7 ans la durée Ablaye Wade xam nga Macky Sall def na fi déjà 16 ans 7 ans yii nii ak 9 ans yi mu bokk ak Abdoulaye Wade donc 16 ans ñuy dund ak Macky Sall dafa métti trop. munoo comparer ñaari nguur yi dans la mesure où ñun ci suñ bopp yokk nañ ci suñ ay at on comprend beaucoup mieux réew mi ni muy doxee le monde va beaucoup plus vite mais déception yi ñu am ci Macky parce que bi ñuy changé Abdoulaye Wade pour amoon changement moo tax mais heureusement que ñun très tôt on a compris que Macky du moom mooy indi changement ci réew mi parce que munu ko c'est la continuité d'un système bu fi nekk depuis après les indépendances donc ñun loolu teel nañ ko comprendre teel nañ ko xam moo tax sonaluñu li ñu yaakaaroon rek mooy ñetti poñ dina ci xëy na def ay jéego muy restaurer l'état de droit maanaam exécutif bi bañ a am doole ci kaw pouvoir judiciaire ñuy juger nit ñi librement justice bi bañ a jeng ñu yaakaaroon tamit ne bu ñëwee dina wàññi tuuti gabegie bi mais liñ ci xawoon na yaakaar ci moom kas néew sax bi mu ñëwee premier année la wane ne lii mun nekk donc tey la waalo gën a aay tey la gën a yées en tout cas dara jógu fi moo tax wéy nañ ko dara jógu fi li nga yeewoo di ko yëndoo moom ngay fanaane dara changé wul ci réew mi. dañoo seetlu tamit ñii di politique avant ñuy falu dañuy wax lu nekk mais bu ñu faloo dañuy fàtte lu leen fal. looloo waral nag il faut que askan bi jël ay responsabilités am saay-saay yi dañu leen war a repérer jàpp leen xamal leen ne dootu leen ñu saay-saayee. ñooy saay-saay. ñoom am politique bépp bu mus a promettre askan bi dara te defu ko saay-saay nga ak golo yi di transhumé il faut que comme amuñu ay loi yu leen di. tëj kaso nañ leen humilier ñun askan bi décider créer loi wu boppam mooy humilier tous ces singes qui ont transhumé et loolu moom mooy dëgg gis nañ fi sax ku toog ne man ku transhumé dañ la war a fusiller tey transhumé na donc gisoon nañ Tunkara tamit ak askan bi duñ ko joxee woon bopp mu jékki-jékki dem si Macky Sall mais man cette question xaw na ma def vraiment doy waar ba léegi mun ma ko comprendre bëgg naa ko ci interpeller personnellement mais toujours est-il que jàpp naa ne daal transhumance lu ñaaw la te jàngalewul valeur bu baax wanul xale yi exemple lu bon la quoi lu ñu war a éradiquer ci réew mi la il faut que ñu jël ci ay mesures yi ñu ci war a jël nag mooy ñu créer ci une loi di leen ci tëj kaso c'est ça loolu. mais est-ce que tamit nga yaakaar ni que ànd ak nguur gi gënul ngay ànd ak ñeneen ñoo xam ne xamoon na dinañ fal wala falu parce que ñu bari nee na ñii di politique seen poste dañ fi nekkal. ànd ak nguur moom xam nga tey jii man sama bopp laa mën a waxee sama position bopp laa mën a waxee ñun suñu rôle du ànd ak nguur ñun suñu rôle c'est ñun Y'en a marre kër gi whatever bi ñu sosoo ba tey ci li ñu nekk la ñuy continuer di nekk lii suñu rôle ak suñu devoir mooy nekk ay sentinelles de la démocratie jouer le rôle de pont entre les populations et les politiques contrôler ce qui se passe ñun arbitre lañ match foog mu am arbitre ñun arbitre lañ donc loolu mënuñ ko changer suñ ko changer fan la réew mi jëm. mais Fou Malade mu ngi Y'en a marre non. tey la wàllu gën a aay. mais ñu gis ni que
terre boobu noonu nekk terrain boobu ñu indi moom daf si dañ ko fay mu pip. xam nga aussi c'est vraiment dommage que mu jógee ci ay kàddu yenn nit ñu ma comme ay journalistes comme yéen ngeen di wax ne muy wëy terre non wëyul terre il faut être sérieux dafa ne moytu leen courant bi bu leen jéggi ci raay bi jël leen passerelle loolu la wax ça c'est de la sensibilisation c'est encore le rôle d'un artiste Fou Malade moo fi ñëwoon ne matt yoo indi na siburu jëlal moustiquaire imprégné c'est la même chose moo fi waxoon Ebola dafa bon li koy indi saleté bokk na ci dee leen sangu dee leen raxasu dee leen moytu microbe yooyu kon dañ ko ci critiquer tamit il est dans son rôle d'artiste pour sensibiliser les populations ci ay affaires bu fi Macky Sall jógee suba xam nga terrain bi daf fii des ah boobaa di nga mën a tegaat encore lam ca def moom di nga ko mën tegaat parce que daf ne bul jaar ci raay jaaral ci passerelle fii ba 100 ans mun nga teg la ca Fou Malade wax jaaral ci passerelle bul jaar ci raay bi dafa mel ne ma ñëwoon rek ne bul jéggi autoroute bi jaaral ci passerelle yi est-ce que autoroute bi laay wéy non danger bi laay wéy il est en train de sensibiliser les populations par rapport aux dangers auxquels on peut s'exposer par rapport ak jéggi ci aw raay donc loolu c'est hyper important pour une société voilà. yéen Macky Sall ngeen fi bëgg a jëlee ngeen yaakaar ne boo leen jëlee fii Macky Sall kam moo mën a remplacer Macky Sall fii kan la. ku askan bi fal ñu nekkuñ ci wax askan bi voté leen Modou wala Pathé ñun dañu gëm ne du nit mooy defar réew mi ñun ñëpp a bokk defar ko pour ñun ñëpp bokk defar ko nag lu bon dañ koy dindi indi leneen su bonee ñu indi leneen ba keroog ñi am li gën dàll sax boo koy jënd da ngay natt ba gis sa pointure donc nañu natt ba gis suñu pointure ki fi ne mënuluñu daf leen war a wóolu ndax seen son bi day yàq xale day yàq réew mi. waaw ñi ngi xaar procureur bu ñu wooloo ñu wuy ji ko comme normalement comme d'habitude aussi wuy ji ko luñ ci góobee gar ko suñu son ñoo ko wax ñoo ko assumé luñ ci wax amul benn mot buñ ci dindi wala phrase ñoo ko wax dindiwuñ ci virgule ñun la fuñ ñu woo ñu wax ko beneen mbir bi mooy kan la ñun parce que nag ñun amuñ procureur ñun amuñ justice mais ki ñu war a jàpp mooy ki ne damay def nangam te defu ko ki ne damay def 50 defu ko ki ne du ma nangu transhumance golo yëpp ñëw nañ ki ne du ma am sama rakk du laal dara luy marché public rakkam waxuma la rakkam waaye ay gorom sax ñu ngi ci marché public yi donc kooku la ñu war a xool ndax moom la ñu war a jàpp wala déet. ñu gis tamit benn son boo xam ne dañ ko remise seen son saay-saay bi ñu ngi si jaw Ketchup daf leen si clash ne yéen seen poos ngeen fi nekkal mais même son bi la woy tey looy tontu ko. mais loolu si loolu mooy démocratie ku nekk da ngay wax li nga xalaat ñu loolu déranger wuñu chacun a sa position sa vision wax li nga xalaat ci réew mi mënuma di wax li ma xalaat ci réew mi di bañ ko wax li mu xalaat ci man loolu bu ma ko defee je ne suis pas démocrate donc ñun loolu yëngaluñu 1 centimètre voilà. seen son bi ba mu génnee ba léegi est-ce que ragaloo leen seen sécurité nit dogaale leen def leen ndax dëkk bi moom dafa xaw a doy waar. waaw borom mbaar mi mooy première sécurité yàlla suñu subhanahu wa taala moom moo wax ne yow doomu aadama bi tant que yaa ngi nekk ci dëgg man maa lay aaral sama bopp donc ñun man soxlawu ma garde corps soxlawu ma bodyguard soxlawu ma leneen askan bi ñoo ñuy garder ñun askan bi moo ñuy gardeel boppam maa ngi nii ci mbedd mi laay dox fii laqatuwuma fenn fi ma dëkk laa dëkk ba tey nëbbuwuñ puusuñ paasuñ amul dara luñ ciy crainte réew mi nag bu fekkente ne nag boo waxee dëgg da nga am looy war a ragal kon réew moom y a un problème da nga war a kay fen di laqatu waaye di wax dëgg di laqatu foo dégg loolu wax dëgg di laqatu. merci ñu ngi koy jaajëfal bu baax dañuy bàyyi nga tàggatoo ñu tëj. yàlla na Sénégal am jàmm te ñii dañ joxe carte jàmbur yi ni ñuy voté te askan bi yeewu xam ne élection yi mënuñ ko sàcc. mais dégg naa carte yi da ngay dem di seet ñu ne la Penda ak Mariama. bu leen ko tayal ku am paas sax mayel nit mu dem ku am oto yóbbaaleel nit mu dem na ko ñëpp récupérer parce que bu ñëpp récupérer seen carte voté Macky du xëy na du sax yegg premier tour du sax yegg deuxième tour parce que amul pourcentage bi. waaw déjà jàppale musuñu jàppale Macky donc deuxième tour moom lañu ànd parce que dañu respecté suñu logique kuy xeex Abdoulaye Wade bu ñëwee deuxième tour ak keneen da ngay ànd ak kooku noonu forcément mais ñun musuñu jàppale nit premier tour c'est sûr que duñ jàppale kenn mais deuxième tour nag moom ku munti ñëw contre Macky danañ ko jàppale kooku noonu
bu fekkee ñeneen ñaar ñoo ñëw deuxième tour nag boobaa ñu bàyyiwaat askan bi décider mais jàpp leen ne kii moom dañ koy compte. ndax li nga bëgg yal na la ko yàlla defaral nga moytu booy yi ci biti dañ lay caw léegi di jaajëfal ñëpp di remercier Cheikh di remercier ñëpp ñoo xam ne dañoo jëloon seen xol ak seen xel yëpp di ko def si Infos Rewmi di leen jox dig daje feneen ak fu ñu koy defee si beneen daanaan si beneen kàppo ciao ciao.